fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walfadjri. mbokk yi jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak Walf TV la voix des sans voix da leen ak jàmm ci l'édition du soir Issa Tine moo ñu gunge ci présentation bi Issa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Moustapha. ana luñ tànn tey di ko waxtaane ci Vue du Net. tey ñu fas yéene waxtaane joxante loxo goo xam ne am na ci diggante Barthélémy Dias maire bu Mermoz Sacré-Cœur maître Moussa Diop waaye nag ka ko waral mu di Ousmane Sonko mu ne moom moo leen woolu woon ngir mën a waxtaan ak ñoom réeroo amul ñàkk a waxtaan am loolu la nag am na ci jàngat yu yaatu yoo xam ne nit ñi def nañ ko ci réseaux sociaux yi ku ci nekk ak na nga ko gisee dinañ ko waxtaanee ci njeexital gi lay doon Moustapha. ci njeexital gi lay doon ñu waxtaanee ko mbirum Barthélémy Dias maître Moussa Diop nga xam ne sax tey la ñu waroon a am procès waaye dañ ko mujj neenal ndax ginnaaw ki porté woon plainte retiré na ko ñu ne procès bi dootul am dinañ ko waxtaanee bu ci kanamee ak jàmm ak Issa Tine tey nag mbokk yi dañu tànn nar a jagleel pàcc bu yaatu waxtaanee lii nga xam ne moom la ñu tuddee insuffisance rénale muy feebar boo xam ne mi ngi tas réewum Sénégal ndaxte ñi mu dal dafa bari lool feebar la boo xam ne waxuma sax jàngoro ji ak méttiwaay bi nga xam ne moom la métti ci ñi mu dal waaye tamit feebar la boo xam ne ni ko tubaab bi di waxee dafa cher lool faj ko ba kum dal daanaka soo deful ndànk daf lay ruiner li nga xam ne mooy sa njaboot ak say jege ñaale jamono ji nag ñoom insuffisant rénaux yooyu ñu nekk ci ay yeneen i jafe-jafe muy nee nañ machine yi nga xam ne moom lañ ko doon defee ak bërëb yi ñu ko doon defee ay jafe-jafe da ci am ñii ne responsabilité wu état wu Sénégal la ñii ne responsabilité wu privé bi la lu ci mënti am dinañ ko waxtaane bu ci kanameek jàmm lay doon kiñ ci am yéene dalal mooy Cheikh Sadibou Ndong Cheikh Sadibou Ndong moom mooy président mouvement des insuffisants rénaux du Sénégal mi ngi ci yoon wi xat-xat moo ko jàpp ba yegsiwul mais bu yegsee rek incha allah dinañu dàpp ci waxtaan wi waaye tamit ci mbir moomu ci la ñuy ànd ak Makhtar Doucouré mi ngi jiite benn kuréel bu ñu tuddee association nationale pour la lutte contre les maladies rénales chroniques Makhtar Doucouré maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci Walf TV. maa ngi lay fay Moustapha di rafetlu émission bi di nuyu mbokku téléspectateur Walf TV yëpp ak fu ñu mënta nekk ci àdduna bi jërëjëf. alors maa ngi koy wax sànq xam naa ne moom Sadibou Ndong dinañu dab ci biir waxtaan wi waaye déjà li ma bëgg a xam mooy pourquoi ngeen tànn teg benn association bu ñu tuddee association nationale de lutte contre les maladies rénales chroniques d'abord lan mooy maladie rénale. maladie rénale chronique. mooy feebar bi nga xam ne dafay jàpp li ñuy wax roño moom lay jàpp. dafa am lu ñuy wax maladie rénale chronique. dafa am moment bu ñuy wax rénal chronique. ak aigu. su fekkente ni feebar bi daf lay soog a dal. comme ni ñu ko waxee muy feebar boo xam ni dafay soog a commencé moom la ñuy wax feebar bi dafa aigu. mais su fekkente ni dem na ba nekk lu chronique nag. kenn mënatu koo faj kenn mënatu koo faj da ngay dund ak moom. da ngay dund ak moom. su boobaa lañ lay commencé defal li ñu lay wax dialyse. dafa am insuffisance rénale aiguë ak insuffisance rénale chronique. donc insuffisance rénale chronique soo fa eggee mooy yow da nga nekk en phase terminale maanaam su boobaa il faut ñu commencer di la dialyser su fekkente ne da nga am insuffisance rénale aiguë loolu nañ la mën a dimbale nga jotaat sa ay rein nañ la mën a dialyser quelques moments après nga mën a jotaat sa ay rein parce que tey jii nii soo xoolee soxna yi nga xam ne par exemple dañuy soog a wasin am na ci ñu bëri ñoo xam dañuy am insuffisance rénale aiguë mais suñu leen yóbboo ñu dialyser leen quelques moments après ñoom dañuy rein yi dafay mën a reprendre mais su fekkente ne nag comme ni ñu ko xamee. ci réew mi yëpp da ngay xëy rek ñu yóbbu la ñu ne kii dafa am insuffisance rénale fekk na boobu chronique na. moo tax insuffisance rénale dafa nekk feebar boo xam ni en fait du wàlle. kenn mënu ko wàll sa morom. kenn mënu ko wàll sa morom. da ngay xëy rek mu dal la. comme cancer. donc loolu moo tax mu nekk feebar boo xam ni dafa metti dafa doy waar te ñëpp dañ ci war a bàyyi xel. pour nit nag ñu bàyyi xel ci feebar bi. ni nga ciy mën a jëlee maanaam def li ñuy wax prévention maanaam nit ki di def 6 mois yu nekk su ko mënee. wala 3 mois yu nekk. mu dem def ji benn analyse bu ñuy wax créatinine. créa boobu moom mooy tax bu ñu doon wax dépistage say moom mooy dépistage ci wàllu. d'accord kon su ma la déggee feebar boobu mën naa nekk ci sa yaram doo ko xam. doo ko xam donc il faut ngay dem di defi loolu nga tudd loolu muy lan créa.
créa waaw pancréas bi la ñuy xool. waaw moom la ñuy xool créatinine la analyse bi tudd. noonu la tudd c'est pour que ñoom moom mooy mën a détecter ndax nit ki am na insuffisance rénale wala amul insuffisance rénale. donc foofu lañ koy xamee parce que la majeure partie ñi am insuffisance rénale ci adduna bi wala ci réew mi dañuy xëy rek mu nekk maladie boo xam ni yaa ngi phase terminale. wala ñu ko xam mu sori ci ñoom. mu sori fekk ne boobaa dialyse moo ci topp après dialyse lu ci topp mari d'Italie dee moo ci topp. surtout que nag ñi nga xam ni amuñu moyen pour def dialyse parce que dialyse dafa laaj moyen. d'accord dinañ ñëw ci dialyse ak moyens yi. mais lan moo tax ngeen soxla créer association de lutte est-ce que dafa fekk ne da nga am ñu mu dal wala nga may mbokk yu mu dal lan moo tax association nationale de lutte. waaw ñun association bi. en fait bi ñu koy créer ñun ñi nga xam ni ñoo ko séq créer ko ñun dañu amoon ay patients yoo xam ni ay insuffisance rénale chronique la ñu woon. d'accord ñun ñi daje woon foofu ku ci nekk yor malaatam bi ñu dajee foofu ñu xam ni problème bi. ku ci nekk da ngay indiwoon sa mbokk da ngay indiwoon sa malade. mu dal loolu. waaw loolu dal ko. loolu dal ko ngeen daje. ñu daje. d'accord bi ñu dajee nag ñu ne nag ñun problème yi ñu fekk foofu malade yi am ko. ñu ne non ñun problème bi ëpp na ñu koy seetaan man par exemple sama soxna la dal loolu moo ko rey. ah oui sœuram décédé na yaa même pas 40 jours def naa suba lay mat kooku aussi insuffisance rénale moo ko rey. parce que li indi loolu mooy ñoom ay drépanocytaires lañ. donc loolu moo indi man sama soxna gaañu na ci en 2012. 2012 bon man bi muy gaañu en 2012 boobu am naa mën-mënu di ko yóbbu muy def dialyse 2 fois 3 fois par semaine. may fay 120 000 francs par semaine. semaine bu nekk 120 000. semaine bu nekk 120 000 laa doon fay. à l'époque bon bi ñu fa dajee ñu xam ni lii mënul continuer lii mënul nekk parce que maladie boo xam ne dafa nekk maladie bu chronique dafay wan ni kon da nga ko yore à vie. kon kooku poos attanu ko. parce que boo ñëwee ci salle yi nga xam dañu fay toog ci biir dialyse yi da ngay gis koo xam dafa jaay léppam man tombé naa ak nit koo xam ne jaay na këram à 10 millions. pour mën a survivre pour mën a def dialyse mais soo calculer nombre de dialyse bi mu ciy am presque ay 1 an rek la wala 1 an 6 mois moom jaay na këram. jaay na këram njabootam. dem nañu ñii jaay nañu seen oto ça dépend. léegi yow mi nga xam ne da nga amoon soxna loolu dal ko est-ce que xam naa expérience moom Cheikh Sadibou Ndong moo koy gën a xam parce que moom daf koo dal mais boo dëkkee ak ku la jege sa soxna xam nga nit nag defe naa dara mënu ko gën a jege soxnaam nan ngay gérer situation boobu maladie bu mel noonu dal ko nga koy xool xam ne li mu laaj sa poos attanu ko. waaw difficile na lu metti la lu difficile la parce que en fait gérance bi yëpp ginnaaw nekk bi ngay nekk ak moom. di ko toppatoo di ko consoler di ko delloosi ci boromam. beneen dalal xel bi yëpp mooy il faut nga yor xaalis. il faut nga yor xaalis mënu cee ñàkk. xaalis mënu ci ñàkk il faut nga yor xaalis. il faut nga yor xaalis parce que buñ la waxee ne la benn séance de dialyse. 65 000 francs la. waaw jamono boobu ute nag jamono yii nii. jamono boobu Asofal kese moo fi doon def dialyse ci wàllu privé. ABC mu ngi fi woon mais ABC boobu instant fonctionnaire yi lay jël. mais su fekkente na nga dem par exemple Dantec 14 lits moo fa amoon. foofu liste d'attente bi rek mat na 1000 personnes. liste d'attente boobu maanaam kenn dafay dee pour keneen mën ko remplacer. waaw donc léegi li xewoon foofu mooy da ngay fay 65 000 francs par séance. par séance de dialyse. li ci doy waar mooy ñun fi ñu doon fayee 65 000 francs par dialyse. mais structure la boo xam ne Asofal ab italien moo ko moom couple italien la bu ñëw fi Sénégal. ñoom ñëw indil ñu Asofal nekk ci di dund ci suñu kaw. d'accord mais situation bi mi ngi évoluer quand même. situation bi évolué na. foofu mën nañ ci waxtaan. dinañ ci waxtaan léegi ak Issa Tine waaye balay booba dañuy am mbégte dalal Cheikh Sadibou Ndong Cheikh Sadibou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Moustapha Diop. di jégalu ci xaw a retard bi. am solo. yoon wee xawoon xat. ñu ngi lay masa bu baax a baax. maa ngi nuyu askan wi yëpp di nuyu téléspectateurs yëpp. di leen jaajëfal bu baax ci invitation bi. di fàttali yow déjà yow yaay président mouvement des insuffisants rénaux. alors li mu bëgg a xam déjà mooy feebar bi ñuy waxtaane muy insuffisance rénale c'est pas la première fois ñu koy waxtaane fii. doon nañ ko waxtaane ak ndem si yàlla le vieux Diallo yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana à peu près ñaata doomu aadama la dal fii ci Sénégal est-ce que am ngeen chiffre yooyu. ok tout d'abord Moustapha Diop ma yeesalaat samay nuyoo ci yéen ñi ñu dalal di leen ci remercier bu baax di yeesal samay nuyoo ci askan bi ñu seetaat ngeen may ma ci samay ndorteelu kàddu ma jaal un monument une très grande personnalité oui
nit ku baax ku yàlla baaxaloon le professeur El Hadji Hamidou Diallo xam nga nit nga dund am un vécu très riche def yu bëri ci sa àdduna dem ba yàlla def la nga nekk ma nga waroon noppalu ne damay jaabu yàlla xaar yàlla ñëw nga ni non jour boobu la gën a takk ndigam gis li métit yi maladie di dund te sëñ bi doon ko wax léegi muy malade muy coono yi nga xamante ni ku ko duddul mënoo ko xam ndax olof Njaay nee na la mu saf ko macc rek ko xam mu gis ni loolu teguwul ci yoon mu daal di former kuréelam au début mu wet ci loolu mais looy nekk na doon dëgg ndax bu dee dëgg la rek loo ci wet yàlla dina la mës a booleeg ñu ànd ak yow yàlla boole kook ay nit ñu ànd ci loolu di xeex ba mu dem ba am naturellement le grade de défenseur des hémodialysés du Sénégal yàlla nag jël ko ñuy ñaan lu baax li fi doon def yàlla na ko yàlla teeroo muy doon ay àjjana yu kawe te ñun nag ñi nekk ci ginnaawam jël sas bi yàlla dimbali ñu taxaw ñu ba lu mu bëggoon te fekkeew ko ñu mën ko antul insha allahu rabbi donc seen kuréel gi kuréel gi jamono ji ñaata membre ñoo ci nekk donc pour vous dire MIRS xam nga ñun pour bañ a daanu ci erreur yi nga xamante ni entité yi ñu jiitu woon te nañu dañuy xeexal hémodialysés yi daan cee daanu ba dem ba mujj nekk benn groupuscule bi nga xamante ni ñoom seen bopp rek leen fi tax a toog pour bañ loolu ñun dañ ni képp ki nga xamante ni feebaru roño dal na la nga am moyen wala nga ñàkk am moyen membre MIRS nga MIRS muy mouvement des insuffisants rénaux du Sénégal nga xam ko nga ñàkk ko xam danañ la xeexal danañ la kaasal lii say àq ak say yelef ka ko nga bëgg ko nga bañ ko nga nekk suñu tendance nga bañ a nekk beneen tendance aussi du teel li ñu war a def danañ ko def moo tax wax la ni actuellement on est au nombre de temps dina jafe loolu ndax bari nañ fu nekk ci Sénégal ba tey maa ngi jot ay appel de toutes les régions ku nekk di ma woo di ma wax situation bi du ñu wax seeni ak nee ñu pour bu ngeen demee toog ngeen yeggeel ñu ko ñëpp dégg ko ngeen xam situation yi ñuy dundoo te Sénégal aussi tey ji jafe na ku mu mënti doon mu jox la maanaam xayma ne la lii chiffre bu exact la que ñii ñoo amee feebar bi ci Sénégal. même autorités yi am nañ jafe-jafe boobu. bu mag ndax recensement biñ ci mujjoon def bëgg na yàgg. te boobu sax newoon nañ 20 000 personnes ñoo amee feebar bi. 20 000 te boo xoolee jamono ji Sénégal ni ñuy dundee. feebar yi ni mu baree lekkin bi ni mu doyewaat ni mu sooxee di joxe hypertension di joxe diabète jigéen ñu wérul yi buñ demee ba war a am doom ñàkk deret gu bari. ak ñi juddoo ak ñi nga xamante ni seen roño baaxul wala na mu formé wu baaxul ñooñu ñëpp finalité bi mooy hémodialyse. donc am na ñoo xam ne dañuy juddu ak rein yoo xam ne baaxul. fi ñu jëm mooy hémodialyse. mais wax nga ne ci li ñuy consommer. li ñuy lekk ak li ñuy kii donc am na yoo xam ne ci yooyu lañ ko jëlee. mooy facteur bi gën a ëpp li muy joxe ci feebar bi ndax boo seetee hypertension ak diabète. dafa bokk lu baax a baax li muy dugal ci ay hémodialysé. te boo seetoo toujours cause bi mooy alimentation bu jaarul yoon Sénégal bëgg nañ balaa ngaa gën a mën a lekk dibi minuit jot nga lekk dibi naan sa coca bu sedd guy géex daal di ne sant naa yàlla alors que loolu yaa ngi gaañ sa bopp yaa ngi amee hypertension wala yaa ngi amee yeneen feebar doo ko toppatoo da ngay xëy bis rek fekk yàq na rein bi ndax rein bi liggéey na ba sonn nga daanu dugg hémodialyse dañuy wax très souvent également que ni feebar bi déjà métti na ci ki mu dal parce que gis nañ ñu mu dal le vieux Diallo dalal nañ ko fii ay yoon mais dañu wax ne li ci gën a doy waar mooy li Doucouré doon tudd sax mooy économiquement daf lay neenal da lay jeexal dafa doon lu ñu ko tuddee le tueur silencieux le tueur silencieux da lay rey te du wax ndànk bu duggee ci benn famille la monsieur Diallo doon wax ne day jël alalu famille ba yëpp ak koñ ba yëpp roñ ko ba mu jeex tàkk mu daal di doog a fàdd ki feebar ngir dafa nekk feebar bi nga xamante ni li ko wër te mu jëm ci li war a faj doomu aadama bi dafa bari te lu ci nekk rek moo gën a cher boroomam dialyse bi def ci benn ponk ñi ngi koy kaas naan 65 000 la te du yoon ndax boo demee ci couverture maladie universelle foofu ñi ngi fay wax carrément que ni état bi dafa def plan bi nga xamante ni ñaari pàcc la public bi mooy ñi nekk ci public bi comme sama genre bi nga xam ni dinañ mën a dialyse te duñu fay beneen wàll bi mooy ñi nekk ci privé bi te ñooñu état bi dafa tëgg benn convention bi nga xamante ni daf ko xaatim ak centre de privé yépp ñooñu bu ñu jëlee place yi ñu mën ba pare ñi nga xamante ni amaguñu chance dugg ci public bi comme ni ko sëñ bi waxee ndax foog kenn wàññee ko wala mu dem beneen centre ba léegi noonu lay demee ba léegi looloo fi am dafa am liste d'attente bi yoo xam ne pour yow yaa ngi feebar di xaar mais il faut nga xaar nit faatu pour nga mën a ñëw remplacer maanaam ki dugg tey ñu ne ko da nga am hémodialyse da nga war a dialyse waaw day dem inscrire ci benn liste d'attente
hôpital bu nekk am na liste d'attente am. toog di xaar bul xam ñaata la toll. te ñu ne la diw dee wala diw wér te ñu ne la insuffisance rénale c'est une maladie chronique incurable du wér da ngay dialyse ba xëy yàlla dogal li muy dogal ci yow. donc buñ ne laa foog nit wér wala foog nit dee mooy foog nit dee. parce que wér amu ci. foog nit dee pour que yow nga mën a ñëw remplacer ko. effectivement te liste d'attente bi du ngeen xam nu mu toll. te liste d'attente bi chaque jour ma ngay gën di gudd di dem. ci yàlla dugg rek à propos de la liste d'attente. je crois que yow vivre nga expérience. waaw à propos de la liste d'attente. man moom ci jamono bi ma lay wax nii. bi ma ñëwee liste d'attente ñu ne ma liste d'attente bi fees na rek man damaa jubal ci privé bi et que loolu dafa mel ni sax da ngay gis ne dafa am benn business wala benn ping pong bu ci am. parce que doon nga ko attan privé bi. waaw parce que non doon naa ko attan man am na ñeneen ñu ko doon attan mais am na ñu ko attanul woon du tout. te ñoo gën a bari. bon léegi dinaa ñëw tuuti rek ci chiffres yi nga xam ne mën nañ koo joxe nii ci malades yi nga xam ne actuellement ñoom la ñu am di leen dialyser 558 malades dans le public 558 malades ñoo nekk ñoom la ñuy dialyser fi mu nekk nii ci ñi ñu yëg 278 yi mu ngi koy doog a mat mu ngi doog a mat 278 dans le privé semaine passée parce que semaine passée dañu ubbi benn centre de dialyse au niveau de Saly suñu la waxee dañu ubbi benn centre de dialyse au niveau de Saly foofu da ngay comprendre que ni léegi ñun kon am na ay patron yoo xam ne ñoom ñoo dem di dialyser wu foofu ci poste de Saly ci poste de Saly ñu ngi koy doog a ubbi y a une semaine donc dañuy def appel aussi ci patron yooyu nga xam ne ñu ngi fii ci biir Sénégal nekk ay borom barke nañu ñëw ñu jàppale insuffisance rénale parce que ñoom am na ñoo xam ne ñu ngi dialyser depuis bu yàgg parce que am nañ moyens yi parce que kii fay dialyse 80 000 francs par séance kooku li muy lekk par exemple ci régime IRC ñoom xam nañ du régime IRC moom li mu war a lekk dañ ko koy defal ci biir ndox bi donc moom du am yenn problème yi par rapport ak ki nga xam ne dafa am régime IRC moom mënul lool parce que genn waa litre ndox lay naan par jour ataayaam ci la bokk jus ci la bokk caféem ci la bokk su ko dépassé ndox mi day yëg ci poumon yi te loolu il va falloir mu dem dialyse kon directement am na ci ay centres yoo xam ne dañuy def ay dialyse d'urgence dialyse d'urgence maanaam bu ndox mi yéegee nga dem def dialyse d'urgence bon donc kon am nañ 278 yoo xam ne ñoom ñooy nekk ci privé bi bon am nañ liste d'attente bi nga xam moo nekk Dantec actuellement nii mat na 1000 personnes yoo xam ne ñu ngi xaar ñu ngi xaar ne wax na leen léegi 20 000 am na ñoo xam ne ñu ngi xaar parce que amuñu moyens yi bon foofu nag dinañ fa indi tuuti loo xam ne parce que xam nga bu ñuy dox aussi état di def bu defulee dañuy wax état deful am na ay pas yu état marqué parce que su ma la waxee ne la en 2012 nit ñi dañ doon fay dialyse 65 000 tey mën nga fay dialyse à 10 000 francs mais man mënutuma ko parce que 3 séances lay def par semaine ça me fait 30 000 pendant 4 semaines ça me fait 120 000 pendant 1 an ça me fait 1 million 440 000 est-ce que yenn Sénégalais yi am nañ ko. non 1 million 440 000 ngay dépensé. mënul nekk. léegi nag ñoom en fait état am na fu mu góorgóorloo fi mu góorgóorloo mooy. quasiment région yëpp am nañ centre de dialyse. mais région yëpp am nañ centre de dialyse bokkul ak centre de dialyse yëpp ñu ngi fonctionné. am na yu fonctionné wul. am na yu fonctionné wul. d'accord tey jii Thiès fonctionné na. ok. Cheikh na dañu gis ne sax dañu wax ne dañuy wàññi nombre de séances yi nga xam ne moom la ñuy def. loolu moo indi jafe-jafe loolu moo indi jafe-jafe yi dafa mel ni. jafe-jafe yi li ko andi mooy manque de kit de dialyse bi. ndax malade bu nekk comme ni ko sëriñ bi waxee normes yi mooy fii au Sénégal malade bu nekk war naa def 3 fois par semaine donc waa CMU. ñoom bu ñuy def seen prévision jox waa PENA pour ñu passer commande dañ koy def selon le nombre comme ñoom bu jox ne par exemple pour joxe chiffres yi pour jël chiffres yi mu joxe 550 malades nga ni 550 malades ku nekk war naa def 3 fois dans la semaine muy 12 fois dans le mois 144 fois ci année bi léegi dañuy jël nombre boobu ñu xayma ñu multiplier ko par 550 passer commande ci loolu léegi li ma leen expliquer léegi mooy calculer wuñu débouché bi liy dugg chaque année te mu ñëw di yokku ci si malade yi nekk foofu te loolu nag mooy andi le fait que bu ñu demee ba dawal ba ci digg année bi rek nga commencé dégg manque am na fii may leen ñu ma dem àbbu fee tey bikaar suba nga ñu may ma àbbu fële dialyseur bi may ma àbbu fee rein artificiel bu ko defee centre yi nekk may
profiter nag ci lii di jaajëfal suñu médecins yi ndax dëgg-dëgg ay jàmbaar lañ à chaque fois bu ñu ñëwee ñoom li seen liggéey mooy malade bi ñëw tëdd ñu defaral la branché la nga tëdd mais ñi ngi dugg ci service bu nekk lu nekk ñu ngi koy teg comme pexe pour rek mën a am matériel bi war ñu dialyse ndax xam nañ dialyse bi fi mu toll ci ñun. mais diggante pharmacie nationale d' approvisionnement ak CMU couverture maladie universelle lan moo war a nekk seen problème ba loolu noonu mën a am. li am moom mooy comme ni ma la ko waxee sànq nee naa la état bi dafa mettre sur place la couverture maladie universelle jox ko lu jëm ci wàllum yorinu dialyse bi fii ci Sénégal mu def ñaari pàcc bi ma la ko waxee mooy pàcc public bi mooy ñi nga xamante ni moo leen di jox lépp ñu dañu ñëw dialyse te duñu fay. mu amaat beneen pàcc bi nga xam ne mooy pàcc privé bi li nga xamante ni dañuy signer convention ñu am lu ñu leen di jox comme matériel ñoom en retour ñu wàññi prix dialyse bi ba ay nu mu gën a yembee ci malade dialysé yi léegi nag loo gis rek PENA moom ak couverture maladie universelle loo gis ci àdduna politique daf koo lal ak vision gis nga boo am quoi qu'on puisse dire may jaajëfal nag bu baax monsieur le président de la république monsieur Macky Sall ndax 2012 bi muy falu man commencé woon naa dialyse xamoon naa problème yi fa amoon maa ngi woon Asofal métti woon na trop bi mu ñëwee ba lancé programme bi lañ commencé gis prolifération des centres publics dans les capitales régionales macha allah ñu ko ci encouragé ndax xam nañ yëg-yëgam ci maladie bi ngi bëgg a def mais ñi mu ko jox des dëgg dese nañu am politique ndax loo gis ci àdduna dañ koy teg ci politique. Absolument. Tey jii Sénégal bu ñuy wax depuis biñ commencé di wax néphrologie ak hémodialyse ci Sénégal ba tey fi ñu waroon toll mooy fi suñu naataango réew yi toll. da ngay ñëw dialyse booy pare ñu jox la say garab nga dem. bu bu dee ñu defal la say analyse doo am problème ci wàllu woowu. mais nan nga ko mën a dialyser nekk ci état bu baax te yow chaque jour boo defee tey dialyse wóoru la ni sax beneen jour bi di nga def dialyse. En fait c'est une situation extrêmement lourde. ah nit ñi malade yi di stressé seen tension yi di yéeg du ñu wér ku ci nekk yaa ngi xalaat te bu la yàlla sax nattoo wala mu defal la xéwal plutôt ba nga dugg ci public bi mais am na yeneen charge yu bëri ci topp te à chaque fois foo déggee ñu bëri ci état bi wala politiciens yi bu ñuy wax ci dialyse rek. dañ koy def d'une façon maquillée bi nga xamante ni dañuy galvauder la gratuité de la dialyse. maanaam bu ñu jógee ne dialyse bi gratuite na. c'est pas gratuit samay mbokk. xamuñu luy dialyse ba ma dalee lañ xam luy dialyse par exemple. nga xëy ñu ne la ah yow kat mënatuñ laa jox ndax léegi dialyse bi c'est gratuit état bi dina la en charge. fekk xamuñu la ca biir. maanaam garab yi ngay jënd analyse yi ngay def. transport bi ngay def loolu sax boo ko xaymaa moo gën a diis. moo gën a diis li ngay fay. bu ma lay jox exemple sama benn papa boo xamante ni mi ngi dëkk Géejawaay. soxnaam doon dialyser la Dantec. boo waree jógee Géejawaay chaque jour dem ba la Dantec yaa ngi fay 5000 aller buy ñibbisi nga fay 5000 muy 10 000. nga war ko def 3 fois dans la semaine muy 30 000. boo ko bëggee def ci mois bi 120 000 kese ci transport. analyse ñëwagul 200 000 da koy dépassé di dem. ordonnance yi boo ko calculer garabu tension yeeg calcium yooyu day dépassé 50 000. nga war a jënd EPO ndax booy dialyse chaque jour. bu ñuy restituer sa sang day am lu des ci fiche yi. loolu bu demee ba ci yàgg da ngay anémie. nga war a jënd EPO 55 000 francs. des fois ñu naan la misera ay 100 et quelques mille. yooyu yëpp malade bi war koo dajale nga xëy bon gré xaw ma mal gré xaw ma ban intention nga ci am nga toog ci télé bi ne la dialyse est gratuite. mbokkam yi tee seen loxo mu toog di këll di jóg ak a daanu xëy jékki-jékki paralysé jékki-jékki dootul dox jékki-jékki ñu ne mënatul wax nga xëy ñu ne la koy ji na boroomam. alors am na loo xam ne également dégg naa nga wax ko sànq ci journal bi mooy bu la dalee. am na boo amul ak dëgër dëgg boo def ndànk moom sa dund fa lay yem. yow bokk nga ci ñi nga xam ne Issa mi ma koy wax sànq quand même que ni malgré tout malgré ndaw nga malgré la difficulté de la maladie yaa ngi góorgóorlu quand même pour mener une vie du ma ne normale mais en tout cas buñ mën a comprendre. dëgg la gis nga feebar bi moom. du feebar pour ñu xaw a daal xaw a bàyyeeku. foog nga nekk ku dëgër déjà foog nga am une foi bu dëgër këcc. déjà nangu ko mais il faut que aussi may def appel ci suñu médecins yi ñu ñuy faj. pour accompagnement psychologique bi. xam nga dafa nekk feebar boo xam ni du jour au lendemain dafay bouleverser sa àdduna. te dialyse du feebar bi nga xamante ni fii ci Sénégal siw na fi ba nit ñi xam ko bëri na ay fois yoo xam ne ba ñu déggee dialyse mooy ba mu dalee seen mbokk wala kenn koñ bokkal koñ. nga xëy ñu ne la dootoo naan comme ni ko sëñ bi waxee man ba ma par exemple man sama médecin ba ma feebaree ba yeewu. wax ak man mu ne ma non tu as l'insuffisance rénale chronique tu vas faire la dialyse à vie c'est pas curable. comme ça nii. ma ne ko doo yàlla
lii laa ko tontu. doo yàlla. yaa dëgër. waaw doo yàlla laa ko wax. dinaa respecter traitement bi mais ndax dinaa wér du ma loolu ci loxo yàlla la nekk. alhamdulilah ma tajeek nag ma dem Asofal daje fa ak docteur Serigne Gueye. mu teel ma jël en charge. assurer ma tamit sama traitement mais assurer sama accompagnement psychologique. wax ak la man ne ma bu fi tëdd di kii fekk maa ngi doog am sama bac. ma ne ma jugal nga dem jàngi. comme ça wax ak man booster ma jug taqale. c'était très dur ndax dama daan war a jug 5 heures du matin dem dialyse pare dem jàngi. je manquais beaucoup de cours. je manquais beaucoup de devoirs te boo defee dialyse ba pare daanaka nelaw rek ngay bëgg. oui mais bon ma jàpp rek. ba yàlla dogal alhamdulilah tey jii mën nga ni da ngay nekk modèle pour ñu bëri. ndax bu ñu la xoolee doonte amuñu insuffisance rénale bu ñu la xoolee ni yaa ngi dox ak sa feebar. bàyyeeku woo yaa ngi dëgërlu. yaa ngi ci lu affaire yi di jàppale sa moroom mi nga xamante ni peut-être yow sa tànk fa mu mën a àgg wala sa kàddu fa mu mën a àgg ñoom seen bés mënu fa àgg. dafay doon motivation ci ñoom. donc côté boobu nag may waxaat comme ni ma ko waxee rek. pour accompagnement psychologique bi ci centre yi bu ko jaree yenn saa yi ñu boole ñoo ay psychologue ñenn ñi waxtaan ndax am na ci solo lool. Doucouré un dernier mot parce que il faut ñu boucler waxtu wi dab nañu bu baax a baax dañuy yéex a commencé. waaw dernier mot bi mooy que ni. ñu ngi wax ni état bu Sénégal. le ministre de la santé ak ñi koy accompagner nañu dimbale. PNA ak SEMI pour ñu dimbale malade ñu am ay kit de dialyse. parce que problème bi fi mu nekk nii ci li ñu yëg ci lu urgent. mooy disponibilité kit wu kit moo amul. c'est urgent. ñi demoon ak ci 3 dialyse léegi ñu ngi ci 2 parce que kit amul. kit yi aussi ñu ngi leen di wax ne leen. PNA na ko wàññil CMU. parce que ça coûte 40 000 francs te or ñun rencontré nañ ay techniciens yoo xamal nañ ñu que ni. kit yi mën na jar 16 000 francs. bien sûr donc dafa am yeneen bagage yoo xam ne ñoo ci làmboo. xam naa buñ ñu ko mënee dimbali ci yeneen émission ñu ñëw gën ko yaatal. non c'est promis dañu amoon occasion. gën ko yaatal parce que am nañ fi ay war a jënd. fii da ngay gis nga war a dialyser ñun la da ngay jënd poche de sang à 7500. te yow suba dañuy woote sensibilisation na nit ñi ñëw maye deret nga dem kii def dialyse tey def ko suba def ko ginnaaw suba ñu ne ko da ngay jënd poche de sang à 7500 dans le privé pourquoi ñu jaay le sang. le pourquoi dans le public amul loolu. par exemple bu da ngay dialyser principal wala Dantec. duñ la jaay. dañ lay jox. mais dans le privé. tu achètes à 7500 francs. poche de sang bu nekk poche de sang te poche de sang ñun sang bi ñun dañ koy maye. d'accord donc li ñu ma fi may tëjee rek mooy que ni ñu ngi leen di remercier parce que. en fait am na centre de dialyse yu bëri am na. d'accord mais nañu dimbali ci technicien de plateau yi. ak technicien supérieur de dialyse yi. c'est important yooyu yëpp dañ ci war a wax. alors Issa waxtu bi jeex tàkk une minute pour parler rapidement de cette histoire entre kanati la. Ousmane Sonko Moussa Diop ak Barthélémy Diaz mu di nag kàddu yoo xam ne moom la yëkkati ni ki démb ne da leen di jaajëfal ñoom ñaar mu di Barthélémy Diaz ak ki la di Moussa Diop ginnaaw bu ñu nangoo wuy si ko ci woote boo xam ne moom la leen woowoon ngir ñu daal di régler problème yi à l'africaine ndax jàpp na ne réeroo amul ñàkk waxtaan. j'espère que régler à l'africaine rek du tax ñu bàyyi milliards yi ñu doon accusé te il faut ñu leeral ko quand même ndax gis nañ en tout cas plainte ba retiré nañ ko neenal nañu procès ba loolu nag moom la ñu bari doon tiit ki lee di Soya Diagne moom moo njëkk a commenté mu ne je suis désolé pour Ousmane Sonko ndax daanaka nekk na loo xam ne sori na lool ak malentendu ndax bu fekkente ne ñoom ñaar dañuy tuumaalante ci wàllum koppar yoo xam ne dañoo wax ne dañ koo jël wala terrain buñ jaay dafa doon loo xam ne dañ ko war a leeral ba mu leer naa ñu mu jàpp ne nag Ousmane Sonko